asalaamaaleykum mbokk yi jërë ngeen jëf ci fasante kóllëre gi ak wuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré Cœur ñu lëkkaloo ci suñu diwaan juróomi waxtu ca Medina Cheikh ca Ndar bisimilah ci xibaar yi. bokk na ci li ci gën a fës lakk bu métti ba am foofa ca ceeb village ba nekk ca commune bu Ngent Pathé ca département bu Koungheul yàqu-yàqu yu bari na ndorteelu xibaar yi dinañ ci daal di nag jukki dinañuy wax itam ci jafe-jafe. yi aju ci wàllu nag ñàkk def examen ca université Assane Seck bu Ziguinchor jàngalekatu vacataire daal di nag boycotté la ko daal di waral seeni nag payoor la ñuy daal di nag sàkku dinañ ci daal di àddu ak Ignace Ndeye dinañu wax jëme ci liggéeykatu Eiffage Marine ñoom itam ñu ngay daal di yuuxu seeni nag njàqare nañu daal dañ leen di exploité te fayuñu leen la ca war ba tax nag ci jàppalek FRAPP France Dégage ñu daal di ci amal ab ndaje di ci nag artu seeni nag njiit nañ ci daal di jukki dinañu wax ci ak association yi nga xam ne ñoo yore nag wéy laago te amee seen i diplôme fas yéene woon nag amal doxub ñaxtu tey jii nag daan nañ koy rek randal la ko waral mooy ndaje bi ñu amal ak autorités yi ba tax daal am yaakaar bañ ca daal di nag amandigum dinañ ci daal di nag jukkeek Abdoulaye Diop rawatina te wekk yaakaar googu ci nag juróom benn fukk ak juróom ci ay junni emploi yu njiitu réew mi daal di nag wax ne dina leen ca daal di dugal seen quota ko cay daal di nag xaar fédération nationale bi ëmb ñuy defal wàllu nag mburu mi de boulanger yi ci Sénégal ñoom nag ñu ngay menacé ne boo moyul prix yi daal dinañ ko daal di nag yokk bu fekkee ne jëfewuñu ci lu amul benn app décret bi ñu daal di nag teg ci wàllu jaay mburu yi gis nañ ne daal pëccxoo ga ca daal di nag am bari na ba tax ñu bëgg ñu daal di koy nag joyanti dinañ ci daal di jukki wàllu mbas mi dinañ ci daal di àddu kaay ñi ci tàmbale nag ñàkk seen i bakkan ñaar nemmeeku nañu ko ci am fanweer ak ñeent ci ñi daal di nag wàllante feebar bi ci rek lu war a toll ci juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett prélèvement yi ñu daal di nag amal ni ñu koy defee saa su ne ci ponk ko wax sa xalaat bi dina ci daal di nag bokk waaye itam li aju ci wàllu ndaw yi jamono jile daal mu mel ni politique yëpp dafa dem ci wàllu ndaw yooyu nga xam ne chômage bi sonal na leen ñàkkum xëy bi waaye itam wàllum ñàkkum formation ak ñàkkum profession yëpp naka ngeen rek jàngatee mbir moomu ak dogal yooyu njiit réew mi daal di ci nag jël bokk na ci itam li aju ci wàllu nag local yi lu mooy enjeu yi modd bañ koy daal di defee waaye itam nañuy tànnee ñuy jiite gox-goxaat yi jàngat lii ci kanam tuuti lay doon tàggat yaram dinañ ko ci daal di toftal laata xibaar yi di buur Alassane Wade moo ne ci sottandikukaay bi faram-fàcce gi neskis lay doon. Adama Ndione ci kàddu gi lakk bu métti moo am ca dëkk boobu ñuy wax ceeb ab village la ba nekk ca commune bu Ngent Pathé ca département bu Koungheul dégâts yi nag ci yàqu-yàqu ne ñu bari na lool waaye nag kenn ñàkku ca bakkanam Kaolack Awa Thiaw ñaari xaw yoo xamee ni si tàkk nañ ba jeex ay lal matelas armoire ak yeneen i meuble yoo xamee ni si kat dañoo ñuul kukk dara desatu ci ab dund ak jiw yoo xamee ni si tàkk-tàkk li jeexal nañ ko koppar boo xamee ni si groupement wu jigéen ñi ñoo ko moomoon moom itam mu seey ba jeex loolu day moom moo nekk bilan wu lakk gu metti gi nga xamee ni si moo am ci dëkk bi ñu naan ceeb nekk ci commune bu Ngent Pathé ci département bu Koungheul njaboot yi nga xamee ni si ñoom ñoo lakkale day deseetuñu dara du ay yére yu ñuy sol wala boog ay basang yoo xamee ni si mën nañ cee tëdd wala sax ay jëfandukaay yoo xamee ni si mën nañ cee togge lakk gi nag mi ngi tàmbalee daanaka ci benn mbaar kenn xamul nag lan moo ko waral waaye nag ak ngelaw lu bari li tax na safara si day gaaw a wesaaroo yegg ci yeneen néegi ñax yi wante tam sàq yi nga xamee ni si fa la ñu dencoon li nga xam ne moom moo nekk dund bi ak it seenu jiwu noonu nag la waa dëkk bi yépp daal di daw songu tàmbali fay sapeur pompier yi nga xam ne ñoo nekk ci Koungheul bi ñu leen woowee day laata ñoo egsi yeex na lool li ko waral moo di dëkk bi nekk na bu sori ba pare te làqu ndaxte digganteem ak Koungheul mat na daanaka lu mat juróom fukki kilomètre liñ ci mën a sant yàlla moo di day benn bakkan desu ci waaye nag yàqu-yàqu yi day askan wi ñoom nee nañ bari na lool ba tax na nag soxla nañ ndimbalu nguur gi Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. Awa Thiaw daal di koy jaajëfal ñu daal di wax ci rëq-rëq examen yi nga xam ne nag am na ci université Assane Seck bu Ziguinchor jàngalekatu vacataires yi ñoo daal di nag du mooy examen yooyu la ñuy sàkku mooy seen nag payoor weer yoo xam ne nag fay ñu leen ko waral seen mouvement ñu daal di paralyser lépp lu aju ci wàllu njàng mi ca Ziguinchor Ignace Ndeye
étudiants yi nekk ci université Assane Seck bu Ziguinchor am nañu mbetteel tey ci suba ginnaaw bi ñu doon waaj a passé lii di examen yi foofu ci université bi ñi di enseignant vacataires yi daal di dummu yi examen yi yu ni mel daal di ko boycotté li ko waral nag nee nañu fayuñu leen li nga xamante ni moom mooy seen salaire yi ginnaaw seen liggéey bi nga xamante ni dañ koy faral def ci université Assane Seck di Ziguinchor examen yi nag ba tax na jàngalekat yi di ay vacataires ñoom jàpp nañu ni ginnaaw fayuñu leen seen salaire ñu daal di banque seen loxo Abdou Khadre Diallo di coordonnateur collectif bi ëmb doctorat yi nekk foofu. mais waroon nañ démarrer tey si suba suñu rakk yi waroon nañu nekk salle d'examen mais malheureusement boo leen xoolee sama ginnaaw du collectif bi kese moom ñoo fa nekk mais bokk na ci ñoo xam ne ay étudiants lañu dañu waroon nekk si salle d'examen ñun defuñu grève defuñu sitting mais dañu ne liggéey bu ñu doon may université defatuñu ko alors boo ñu koy liggéeyal par semestre et dañu doon fay mais dañu liggéeyal université boo xam ne liggéey nañu ak moom pendant 6 mois donc les 3 mois ñetti weeri semestre yi jàll ñu liggéeyaat deuxième semestre ba mu jeex et ñun dañu doon xaar ñu fay ñu suñu premier semestre bu ñu liggéeyoo à notre grande surprise dañu toog université bi nee ñu amuñu xaalis d'accord université amul xaalis mais université muy fay salaire enseignant yi université muy fay salaire personnel administratif yi université muy fay femme de ménage yi université muy fay vigile donc ñun nous sommes des personnes à part entière de cette université en grosso modo. mouvement bi nga xamante ni nasaxal na bu baax tey jii lii di bépp examen ci université Assane Seck di Ziguinchor ba fan nag la ñu nar a jëm ak seen xeex bi ni mel tontu kii di coordonnateur bi. bu noonu ça dépend ci administration bi dafa ñu ne woon dañuy jot suñu xaalis fin de mois mooy mois de mars c'est le 6 effectivement kenn ci ñun jotul ci virement donc ce qui veut dire que bii bu ñu ko naree régler sax du teelee jee donc ñun tamit suñu liggéey bu ñu leen naroon proposé dagg nañ ko duñ ko defaat tant que ñoom réglé wuñu suñu problème. laata loolu vacataires yi nekk ci université Assane Seck di Ziguinchor ñu mun leen xayma ci lu ëpp ci téeméer daal di suspendre bépp activité bokk na tamit seen prestation ci université Assane Seck di Ziguinchor bokk na ci nag benn laaj bi nga xamante ni ñu ngi koy yëkkati. boobu noonu dañu ne amuñu budget mais naka la mën a rattraper année 2019-2020 su fekkee moom xam na ni budget 2019-2020 nekkul sur place donc ce qui veut dire que ñun la ñu respecté wul. Ziguinchor Ignace Dey Sud FM. Ignace jaajëfal ko yeneen liggéeykat yooyu ñu fare ca Eiffage Marine ñu ngi it seen i njàqare la ñuy daal di nag yuuxu ne ñu daal nañ leen liggéeyloo bari na ëpp na sax te fay ñu leen nag njëg gi ci jàppale plateforme Frapp France Dégage ñoom décidé nañu nag ñu daal di leen nag dégg Guy Marius Sagna wax ne beneen doxalinu daal esclavage la moom la nemmeeku ci anam bi nga xam ne waa Eiffage Marine ñu ngi koy daal di dund ñu déglu ko Ismaïla Marcel Coly. liggéeykat yi biñ leen di jël ñu leen di signéloo contrat dañ leen waxoon ne bés bu nekk juróom-ñetti waxtu la ñuy liggéey waaye depuis septembre 2019 bi ñu commencé liggéey fukki waxtu ak ñaar la ñuy liggéey muy benn. ñaareel bi ñeenti waxtu yi nga xam ne bés bu nekk ñu ngi koy def heure supplémentaire kenn mësu leen ko fay depuis septembre 2019 ñetteel bi weer bii ñu fay leen 60 000 weer bi ci topp ñu fay leen 65 000 weer bi ci topp ñu fay leen 50 000 maanaam seen salaire fixul monte de bu ñuy commencé du loolu lañ leen waxoon weeru koor bu jotee 15 minutes de pause la ñuy am maanaam da ngay liggéey 12 heures de temps nga am 15 minutes xëy na pour julli benn yoon heure ndogu bu jotee am nga 15 minutes pour ndogu daanaka kon da ngay liggéey fukki waxtu ak ñaar yu teglantoo 30 minutes avant weeru koor dañuy am 1 heure de temps de pause ñu jàpp ne loolu nag tubaab bi ñu ñuy bëgg a moom ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite Eiffage Marine ni ñuy jëflanteeg ouvrier Eiffage Marine respect amu ci rax ci dolli weer bu nekk ñu yóbbu ñu chômage technique te duñu la ko fay waxuma la nag ku sa kër ñu dàq la 28 délégués moo fa am te 28 délégués yi ñoom ñoo ko tànnal seen bopp wax nag liggéeykat yi kaay leen nag ngeen dem élection waaye candidat yi mooy 28 délégués yi ngeen validé ko ba nga xam ne jafe-jafe bi mu commencé amul benn délégué bu ci yéey yàppi ndaxte délégué yi ay benn wiiw yi lañu ñu jàpp nag ne lii du dëgg du yoon mënuñu nangu nekk suñu réew Sénégal doomu Sénégal ñu koy buntu xatal ci réewam ñun waa Frapp nag suñu xel mën na nangu ne bu fekkee président Macky Sall moo ne moom lu ko gën a yittal mooy réduire l'opposition à sa plus simple expression c'est normal que ci biir entreprise bi ñuy réduire les droits syndicaux des travailleurs à leur plus simple expression et que loolu nag moo fi war a dañ président Macky Sall ak ministre du travail nekkee wuñ fi lu dul bu ñu salfaañee sañ-sañu liggéeykat yi ci Eiffage Marine ak feneen ñu ne gongo lii nag dina jeex bu dee première vague bi ñuy wax ci manifestation yi affaire Sonko moo ko déclenché bu ñu moytuwulee deuxième vague bi situation liggéeykat yi moo ko naan déclenché ndaxte duñ ci bañ dara moo tax ñun waa Frapp ñuy yëgal opinion publique nationale ne leen fii ak ay fan
peut-être samedi dinañ organiser manifestation ànd ak ñoom liggéeykatu Eiffage ci mbeddu Dakar yi egg si buntu port bu Dakar. association ñi nga xam ne nag ñoo yore woy laago te jàng ba am seeni nag diplôme doxub ñaxtu bi ñu fas yéenoon a amal te ji nag lañ ko jàppoon mujjoon nañ ko rek tegandi loolu la ko waral mooy ndaje bi ñu amal ci autorité état yi ci ndaje boobu nag membre yi association boobu daal di gis ne nag dinañu tegagum li nga xam ne mooy ñaxtu yi daal di nag tàllal seeni nopp déglu autorités yi ci saafara yi ñu daal di indi ci seeni revendication yi ñu ne daal dara changé wu ci bokk na ci ñu daal den recruter ci fonction publique yi ñoom ñi nga xam ne ñooy handicapé yi amee seeni lijaasa rawatina ci quota ëpp juróom benn fukk ak juróomi junni emploi yi njiitu réew mi wax ne dina ko daal di nag amal Abdoulaye Diop. njiitu réew mi daal di xamle lu toll ci juróom benn fukki junneek juróomi xëy doore ka ci weeru mai bi ñu dëdmal kuréel ngi jaboote way laago yu amee seeni lijaasa ne bëgguñu ñu bàyyi leen ci ginnaaw li ñu bëgg mooy ñu jëfe ko Serigne Gueye mooy jiital boobu lépp association. président avant muy diggee bi ñun daf ñu diggoon depuis le 23 septembre dafa joxoon ay instructions au ministre de la fonction publique madame Mariama Sarr ne ko na recruter les personnes handicapées diplômées dans la fonction publique ou dans d'autres structures de l'État mais dañu gis ne boobu ba léegi gisuñu dara donc kon bu diggawaatee dara jaadu na ñun ñu wàcc fàttaliku ne ko joxewoon na instruction pour ñu recruter les handicapés diplômés boobu ba léegi kenn defagu ci loolee sax namoon nañu amal ab doxub ñaxtu waaye loolee dañu ko ajandi. waaw dafa am ay coppite yu ci am parce que big ci guddi dafa am benn kilifa gu mag gu ma woo palais dama sëriñ arrêté lépp li ngay def nga ñëw wuy si ma ñu waxtaan te bu ñu waxtaanee ñàkkul ne solution dina am donc loolu moo tax nag ñu arrêté bëgg a dem rencontrer ko déglu ko xool ba xam lu mu ñuy wax. ajadi mboobee nag association bi di xamle ni ab ajadi nëgëndiku rek la. dañ ko ajandi rek bu ñu demee bu ñu waxee nag loo xam ne si mënees na koo dégg une solution rek la ñuy wut sama leer rek moo ma ñor mooy handicapé diplômé yi am xëy loolu rek moo ma ñor pour la dem. kuréel gi njaboote diplômé yi laago yu Sénégal ne dinañu wëyal di ñaawlu li ñuy tuddee bedkonte ci jël bi nga xamante ni ñi ngi koy jël nit ñi ci fonction publique bi. Abdoulaye Diop beneen yëngu-yëngu fédération nationale bi ñu yëngu ci wàllu boulangerie fii ci mim réew ne ñu daal ñu jógu mburu mi la ñuy jëm rek ci yokk ko bu fekkee ne nag gouverneur région yi ñoom délai bi ñu jébbalee décret bi njiitu réew mi daal di nag xaatim ci jaay mburu bi jëfewuñu ko ni mu gën a rek gaawe fédération bi nag ne ñu saisir nañu njiitu réew mi bu ko defee nag ñu daal di ñaawlu doxalin boobu ñu daal di nekkee ci gox-goxaat yi ne ñu daal amul benn charte boo xam ne ñu teg ngir sàmmonteeg njaayum mburu mi def nañ ko ba tax kuréel gi di FNBS ne jamono ci jamono ji lay wax ne nag wàllu feebaru mbas mi ak jamono koor gi war na mën tax ñu jëyante yëf yi président bi di Amadou Gaye yëkkati na ci kàddu ci micro Mame Diarra Da Silva. dafa mel ni Sénégal bu ñu defee ay xaatim ay këyit ay décret ay loi dafa mel ni si kii dong lay nekk application bi du demee noonu lenn lañ gis rek fi mu toll nii boobu ba léegi ministère du commerce dong mooy dang-dangi di def ay opération coup de poing pour jàppale boulanger yi pour ñu génn si jafe-jafe bi loolu seen rôle la gaa waaye li ëpp solo gouverneur lañ ko joxoon maanaam dafa am arrêté bu ñu bind boo xam ne gouverneur dañu leen jox pouvoir mooy benn comité technique suivi sur la boulangerie ñun bokk nañ si ñooñu ñoo war a def seen rôle di wóot di def sur le terrain mais daanaka kenn defagu ko léegi nag loolu taxoon na sax ñun boulanger yi fédération bi dañoo woote woon alxames bi passé toutes les fédérations président région yi nekk si gox yëpp pour waxtaanee loolu dañu lii mënatul continuer mënuñoo ñëw président de la République si ñëw di benn décret boo xam ne dañu ko war a appliquer benn ministère dong di si dang-dang yi ñee ñu toog fële di seetaan loolu lañu jaaduwul parce que dañu amoon ay charte yu leer lu ñu def ndaxte aussi boulanger yi dañu am lu rëy lu ñu d'accord dañu jàpp ni ñoom mburu lu am solo si ak sa askan bi ñu nangul loo xam ne ba ñuy signé décret bi jamono ji may wax ak yow njëgu mburu 200 la wala jar kenn mënu ko dinaa table waaye dañ jàppoon ni bu ñu assainir maanaam bu ñu defaree assainissement bi dina am lu bëri lu ñu mën a jël si livraison bi ba moo tax ñu ne kon mën nañu d'accord loolu waaye su dee lii moom mooy continuer boulanger yi du ñu ko nangu danañ laaj njëgu mburu mu yokk loolu moom kenn du ko weddi moom loolu moom lu am solo la laay wax fii kon nag dañuy ñaan gouverneur yi nañ jël seen matuwaay la nga xam ni le président de la République wax leen ko nañ ko appliquer defar ko pour que réew mi mën a am jàmm parce que mënuñu nangootu ñuy signer ay décret ay arrêté ba pare ña ko war a appliquer duñ ko def benn ministère donc chaque fois di si dang-dangi moom kese amuñu personnel bu doy boo xam ne moo ko war def te loolu décret bi dafa ni gouverneur bi moo war a jiite opération yooyu pour mën a impliquer police gendarmerie pagaay bi moom dafa doy
ndaxte dañoo xeex ba am décret bi faaw ñu appliqué ko. Sud FM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. dellu siwaat ci feebaru nag mbas mi pandémie googu nga xam ne diggante démb ak tey ñaari nit ñoo ci daal di nag faatu ci chiffres yi nga xam ne ministère santé siiwal na ko fanweer ak ñeent ci ay cas yu bees ñu daal di nag nemmeeku waaye prélèvement yi daanaka wàññeeku na ndax juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett situation du jour docteur El Hadji Mamadou Ndiaye di ci dellu si ñu déglu ko. ci juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett test yi ñu def fanweer ak ñeent ñoo ci positif. ci positif yooyu am nañ ci fukk ak ñetti cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci ñaar fukk ak benn ñoom lañ tuddee cas communautaire seen lim nii la tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci fukk ak juróom yu tëddee nii ñett ci HLM Grand Yoff ñaar ci Mermoz benn ci Almadies Liberté 4 Mamelles Nord Foire Parcelles Assainies Dakar Plateau Thiaroye Yoff Zac Mbao ak zone B ci région yi am nañ ci juróom-benn cas ñett ci Vélingara ñaar ci Thiès ak benn ci Mbour juróom fukk ak juróom si malade yi entré woon hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen doon topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bés yàlla àndee ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo nekk réanimation ñaari malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb altine juróomi fan ci weeru avril bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wàññi na fanweeri junni ak juróom-ñeent ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak juróom-ñaar ak juróom-ñett téeméer ak ñaar fukk ak ñaar wér nañ ci junni ak juróom-benn fukk ak juróom ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent si lalu hôpital yi ak ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana di ñaanal ñooñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di xamal tamit bi campagne vaccination bi ñu jagleel mbas mi doore ba léegi ñi jot a ñàkku ñu ngi toll ci ñett téeméer ak juróom-ñett junni yu teg ñett téeméer ak fukk ak juróom-ñett ci réew mi yépp ci la ñuy daal di nag tàbbi ci nag déggoo bi nga xam ne nag jot nañ ko nemmeeku gannaaw bi nga xam ne réunion bi dajale ci bésuk tey gile ca ministère intérieur kuréel yi nga xam ne nag ñoo bëgg nag jiite saytu weer wi ci njeextalu ndaje boobu nga xam ne ci teewaayu Antoine Félix Diome ministre intérieur jël nañu dogal daal ñu teg ab comité boo xam ne mooy daal di yorandi yëf yi mu mel ni nag pàcc yooyu yëpp dañ leen ci daal di nag boole ñooñu bëgg rek wutu kii di ndem si yàlla si di Mourchid Ahmed Iyane Thiam kii di Ahmadou Cissé Ndiéguène ci la bokk docteur Mohamed Dieye ak kii di El Hadji Oumar Diène yëpp la ñu daal di nag boole comité bi nag dañoo war a rek saytu wàllu nag weer wi bu ko defee nag fekk Ramadan di koor gi nga xam ne moom la ñuy waajal ak dal mën cee daal di nag am waral ndaje moomule ñaareelu ponk jotaay bi wàllu tàggat yaram. Tàggat yaram bi dañ koy daal di nag doore ak Ligue européenne des champions dañuy dooraat nag quart de finale aller yi ci àllarba ji Manchester City ak Dortmund ñooy daal di nag laale waaye attraction bu mag bi diggante Real de Madrid ak Liverpool ñaari équipe yi nga xam ne c'est le jeu daanaka bokkul waaye itam fàttaliwaat finalu 2018 bu ñu sukkandikoo ci consultant bu BBC Afrique ca RTS di Mohamed Gandour ñu teelu njàngatam ci boobu la nag attraction. waaw xam ngeen Real ak Liverpool yooyu ay match amateur football yëpp dañ koy xaar comme benn finalu coupe du monde comme benn finalu coupe d'Europe parce que yaa ngi daje ak ñaari mag yi yu ñu wax ñi mag yi ci football européen ba pare ci football mondial kenn du fàtti de final bi Liverpool perte bi Sergio Ramos def benn faute ci Salah ñu perte final bi mais diggante loolu lu bari dafa dugg ci ay lu ñu ay éléments ci bi bon Real de Madrid nekkatul Realu Cristiano Ronaldo puisque Ronaldo dem na seen gardien bi aussi maanaam Keylor Navas dafa dem à côté seen attaque de feu ba ñëpp ragaloon mooy bu ñu doon BBC mooy Gareth Bale
Benzema ak Ronaldo nekkatul léegi entre-temps 2018 ba tey Liverpool gagné na Coupe d'Europe bi Liverpool nekk na champion d'Angleterre après dafa xawoon xaar presque 30 ans tey équipe ñi ñu dajale ñaari équipe ñu am presque parcours dinaa wax différent dañuy Liverpool dafa jëloon place u Real maanaam yu gën a mag ci équipe européenne puisque après 2018 Liverpool la ñu doon wax Sadio Mané la ñu doon wax Mohamed Salah la ñu doon wax Firmino la ñu doon wax Jürgen Klopp la ñu doon wax dañu fàtti même Zidane dañu fàtti BBC bi donc actuellement ñaari équipe ñu xaw a bugg ñëwaat seen position mooy seen position de favori seen position de grande Europe Liverpool moom mu ngi xeex ci biir championnat bi pour mu nekk au moins ci place yi li mun na jël Coupe d'Europe cette année alors que Real moom ñëwaat na ba nekk presque en course mu ngi xeex pour mu nekk champion d'Espagne donc da nga am ñaari équipe bu ñu am ñaari configuration tout à fait différente Liverpool ak difficulté bu mu am c'est-à-dire secteur défensif ak blessure Van Dijk ak erreur yu bari yu gardien mi def ñu encaissé ay but tey mu nga fekk leen ci position bu ñu nekk tey Real de Madrid moom dañu gis benn joueur bu bees bu génni mooy dañu wax bu génni mais mu ngi nekkoon fii depuis des années maanaam Karim Benzema moo nekk léegi fer de lance Real de Madrid donc man dinaa wax match bi c'est surtout match wu relance contre le match wu pressing wu Liverpool contre le relance wu Real de Madrid donc xeex bu mag dina am ci biir milieu de terrain ba pare beneen xeex dina am ci côté yi ak maanaam j'espère que match bi dina rafet dina ko faire dinañu fàttali lu amoon 2018. fii ci même réew stade Iba Mar Diop la ñu ne dinañ ko daal di yeesalaat ba mu bees fii ak ñuy daal di amal Jeux olympiques de la jeunesse vice-président bu CNOS moo ko daal di xamle Ibrahima Wade yëkkati kàddu yooyu gannaaw ba ñuy rek mandargaal journée internationale bu sport ñu déglu ko Odile Winkilaan. ci Jeux olympiques yooyu ñu ngi ci préparation yi pour liggéey pour defaraat ñoŋal stade bii nga xam ne mooy stade Iba Mar Diop danañ ko def mu am benn terrain de football bu mucc ayib am benn piste d'athlétisme bu 9 couloirs defaat fi benn terrain de rugby ak foo xam ne li nga xam mooy xeetu karaté judo gymnastique ak ñoom ñëpp nañu wutal salle boo xam ne fa lañ koy defee bu mucc ayib ba li nga xam ne mooy sport pour handicapé maanaam ñi nga xam ni dañu am laago nan la ñuy sport prévoir nañ ko fii pour dolli ko pour wane ni rek sport inclusion la sport cohésion la sport ñëpp la fi nekkal ci biir loolu tam ñu prévoir ci waxtaan ak direction INSEP pour que fii nga xam ne mooy institut national de sport fi ñuy jàngale xale yi danañ ko réhabiliter fii nga xam ne tam fi la ñuy defee sport maanaam terrain de basket bii ñu taxaw tey dañ koy defaraat ak salle de gymnastique bi yooyu yëpp muy loo xam ne rek tey jii sport wane na ni moom njëriñam ci réew weesu na simplement tàggat yaram. daal di nag jeexale ak Sénégal ni ko réew àdduna yëpp daal di defee màggal juróom-benneelu fan te ci weeru avril bi journée internationale bu ñu jagleel wàllu tàggat yaram valeur olympique yi jamono nag feebaru mbas mooy message bi nga xam ne jébbal nañ ko étudiants yi xew-xew ba ñu amal foofu ca INSEPS Odile Minkilaan. màggal lii di valeur olympique yi ci jamono ji nga xamante ne ñu ngi xeex ak mbas mi di coronavirus benn la ci ponk yi ñu waxtaanee. ci bés bi ñu jagleel wàllum tàggat yaram Cécile Faye mooy njiital académie nationale olympique sénégalaise ñu di ko wax ANOS. ñun ñëpp xam nañu ne sport day indi jàmm mais dañu bëgg tamit célébrer tey li mouvement olympique di def ci yaru xale yi parce que mouvement olympique dafa am valeur yoo xam ne daf koy inculquer xale yi moo di solidarité moo di amitié moo di respect moo di excellence valeur yooyu soo ko jàngalee xale bi su ko màggalee defe naa suba nitu jàmm lay doon ba du tal leneen lu dul jàmm. mu ñëw teewe si bire xew-xew ca INSEPS ki ñu toftal ci njiital CNOS di ñaax ndaw étudiant yu bëri yi nga xamante ne ñëw nañu teewe si itam bile xew-xew. Ibrahima Wade. ñu gis ni ci at bi nga xam ni xëy na am na tuuti tànn ba ñu mën a jàkkaarloo mën a waxante am na solo trop ci lii xew ci àddina bi ak mbas mi lii xew ci àddina bi ak xeex yu bëre yi xëccoo yu bëre yi ak li nga xam ni aussi xew na suñu réew ñu ñëw délivrer le message de développement et le message de la paix. mu am solo lool parce que étudiants yi ñu fi fekk si ñoom ñooy ñi nga xam ñoom la ñuy wax ëllëg ñoom ñooy ŋànk sport Sénégal ñoom ñooy doon ñi nga xam ñoom ñooy formé sportif yi ñoom ñooy doon ñi nga xam ñoom ñooy formé ñi nga xam ñooy nekk fi ñuy tàggatee yaram ñoom tam ñoo leen di
tàggat donc amoon na solo trop ñu jàkkaarloo ñoom wax ak ñoom wax leen li nga xam ne mooy valeur yi nekk ci olympisme ñu xam ko ba noppi waaye ñu ñaaxaat leen fàttali leen ko. bile bëccëg ñu jagleel wàllum tàggat yaram ñu ngi koy jeexal ak ay visite ca école élémentaire El Hadj Mourou Diop ak lycée John Fitzgerald Kennedy nga xamante ne foofee ay cahier ak ay gel antiseptique daal dinañ ko séddale ndongo yi. Sud FM ganu bés bi. Professeur Moussa Diaw la ñuy daal di nag dalal jàngalekat gi nekk gëstukat ci wàllu science politique ca université Gaston Berger bu Ndar analyser waat rek wàllu enjeu yi aju ci élection locale yi ñu jëm di ponk ci wax sa xalaat bi waxtaanam ak Adja Issa Niang. Professeur Moussa Diaw enseignant chercheur nga ci science politique UGB jamono yi ñu gis mobilisation yu takku yu tegle ci majorité présidentielle bi ban solo lañ ko war a jox ndax ngir tontu li fi mujjee xew a opposition bi la wala ngir waajal li nga xam ne moom mooy élection yi ñu dëgmal. na ma ko gisee rek manifestation yooyu ci même si discours yi ñu wax yi ñu intervenir ak aussi ñu réagir ci biir majorité bi ci par rapport ak situation yooyu dañu wane rek ni méga concert yooyu méga du concert sax méga politique lañ koy wooyee méga politique yooyu ay discours rek lañ fay def nañu pour mesurer soutien wu président de la République naka seet dagam citoyen ñu ngi soutenir toujours politique gouvernement bi mais am na ñu leen tontu sax ñu nekk ci seen biir soo déggee am ñu tontu ñu organiser meeting yu mujj yi ci kaw la ay ko règlement de compte la et puis am na ko xam ni mu ngi ku jóge président de la République la ni li ñuy def amul benn njariñ c'est inopportune moom la wax que situation bi ñu nekk du période bu nga xam ne lu ñu organiser ay méga meeting lu am solo mooy ñu répondre concrètement ci message yu nga xam ni jeunesse bi joxe nañ ko ci manifestation yu fi amoon ci crise bu fi amoon ñu déglu jeunes yi président bi ne leen déggal na leen comprendre même te temps yi gis nañu ni le 3 avril au soir président bi def na discours ci discours boobu gis nañu ni yu placé na vraiment politique bu kawe ci pour jeunes yi génn na ci wax na ay investissement yu mu ciy def montant yu mu ciy def ay 450 milliards te wax na ne aussi à partir de cette année ay 80 milliards pour créer ay emplois 65 000 emplois lu ñu wax ak 80 lu mat ci 5 000 emplois nga xam ci affaire enseignement donc président ak création ak ay structures nga xam ni ñooy toppatoo affaire emploi mooy pôle d'emploi ci département yi loolu nag ay yu am solo la ay décisions yu am solo mais maintenant reste nag ñu xool yooyu annonce yooyu ñu def ak xaalis boobu ñu ciy def lan lay est-ce que dana améliorer conditions yi est-ce que correspondre na attente jeunes yi est-ce que loolu lañu doon xaar ci politique bu mu xam ne moom la bëgg a mener est-ce que moom am na temps pour def loolu yëpp pour que conditions wu jeunes yi amélioré wu loolu nag kooku ay questions yu am importance la ñuy poser te aussi du ñu waxee ne création emploi mais ban salaire nga leen di jox kenn waxu ko dañuy wax ne rek dañu créer emploi mais faut pas que ñu def comme ASPI ay 50 000 francs kooku ban jeune moom mën a créer avenir am am espoir ci 50 000 francs CFA par mois parce que dafay yokk seen pauvreté sax duñu yaakaar ne am nañu emploi alors que amuñu dara loolu du emploi pauvre ndóol bi dafa gën a tar pouvoir d'achat bi wàññeeku loolu nag war nañ ci jot wane def ay politique yoo xam ni dana améliorer conditions de vie population. Professeur wax nga ko ñi nga xam ne ñooy politique yi dañu topp loolu ci wàllu mobilisation ndax mobilisation yi ban solo lañ leen wala jox ndax benn façon baromètre la wala. non yaakaar ne loolu du baromètre parce que dommage que amuñu ay institut sondage parce que ay institut sondage yi nga xam ne ay démarches scientifiques la ñu indi yooyu ñoo mën mesurer taux popularité wala soutien yeeg wala par soutien à la politique waaye lii du wone dara parce que méga meeting yi lan la ñu ci bari dañ leen di fay dañuy def ay enveloppe pour nit ñi dem ci meeting kooku lan mooy njariñam ay enveloppe 5000 wala 10 000 wala 2500 jox ko ay xale ñu dem foofu daje fa pour meeting bi après nga yóbbu ni président bi ñu ngi koy soutenir kooku amul benn njariñ loolu daal war na dakk parce que am nañu yeneen façon yu ñuy defee politique ku nga xam ne ñooñu xam ne nag habitué nañ ci loolu kooku moom xam nañu dépassé nañ leen parce que jeunes yooyu ñoo leen gën am conscience citoyenne ñoo leen gën xam ñu ngi déglu information fu nekk ñoo leen gën a éveillé wu te ñoo leen gën xam ni ñuy defee politique moo tax ñu ci bare ñu ngi rebellé wu ñu ci bare ñu ngi réfuter situation bi ñu leen di def
di exploiter seen naïveté wala ñu exploiter seen pauvreté à des fins politiciennes loolu nag wax war a dak parce que loolu du jëriñ dara et puis mënuñu ci mesurer degré wu adhésion wu population yi ci gouvernement yi wala ci yeneen mouvement wala opposition. Professeur question bu mujj bi ñu ngi jublu ci ay élections locales lan mooy dëggantaanu enjeu ak solo su élection locale ci langue politique bi. à mon avis enjeu yi mooy d'abord ñu changer politique bi ñu doxalee baaxul. de politique boobu moom la ñu xaar ci ñoom donc changement politique war na am ñu koy waxee changement de paradigme ñu seetaat nan la ñuy doxalee politique ñu seetaat lan la ñu mënee ay actions prioritaires ci développement économique et social ñu def ay projets yi nga xam ni moom. mooy suqali économie bi mooy régler question ndox mooy régler question électricité mooy régler question pauvreté bi bu fi yàgg bi loolu la ñuy xaar ci élection loolu la ñuy xaar ci engagement politique leneen li mooy lan ñu améliorer nu ñu defee politique pratique politique yi ñu changer ko parce que dafa war a changer wu nu ñu defee politique baaxul et puis ñu seet aussi justice bi war nañu seetaat environnement politique bi war nañu ko xoolaat dialogue politique bi il faut que mu nekk dialogue sincère dara mën ci génn ñu mën a d'accord ci nu ñuy organiser ay élections il faut un organisme nga xam ne neutre na ñu jox ko ñu créer organisme boobu mu gérer élections yi parce que élection kenn war ko accaparer nga nekk ci opposition wala nga nekk ci majorité bi luñ ci xaar daal ñu mën a apaiser climat bi nit ñi mën a liggéey ñu jox ndaw yi liggéey bu nga xam ne dañ leen permettre ñu penser seen abri te leneen la nga xam ne mooy ay gesticulation yi ñuy def yi wala saupoudrage politique wala ay effet d'annonce du loolu lu ñuy xaar ci politique leneen lu ñu ciy xaar ay action concrète ay engagement et puis ñuy respecter seen kaddu mais yaakaar ne situation bi ñu nekk surtout jeunes yi am nañu conscience citoyenne jeunes yi xam nañu seen devoir te ma yaakaar ni changement politique dina am soo amulee jeunes yi daañu def pression bay changement boobu am mu xam ni politique bi nga xam ne moom la ñu yaakaar ci réew mi moom méngoog démocratie moom méngoog état de droit bi nga xam ne moom la ñuy wax souvent ni moo am ci réew mi. Professeur Moussa Diaw ñu ngi lay gërëm di la sax. bu ngoog mu yem ak fii daal di ñuy dàpp xibaaru guddi gi ñu daal di koy nag wéyal jéggalu si ñuy desoon ci ligne bi Sud Éducation lañ ciy toftal buñ ca noppee 18h ak Aïssatou Gueye Ba Alassane Wade jaajëfal ko bu baax moom la ñu àndaloon ci sottandikukaay bi mucc bi téye ak jàmm biir gudd fan ak wér la mu ko mën a fekkee kal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf.